li nga xam ni ñooy bàyyi xel li nga xam ni moom mooy RFM 94.0 ñu ngi bég ci yéen bu baax a baax ñëwati ngeen encore une fois ci seen journal des faits divers xalaas ma ànd ci ak Mamadou Mohamed Ndiaye ak Mamadou Ndoye Bane waaye di kontaanaat encore une fois ci internautes yi ci auditeurs yi ci téléspectateurs yi ci seppi gi nga xam ni seppi nañ ku mënut dara xamul mënul ñu def ko peut-être seen animateur bi ñu ne moo gën a fës ci année bi nga xam ne moom la ñu génn maa ngi leen ci jaajëfal di ci kontaan di ci sant groupe Futurs Médias yëpp di bég ci yéen encore une fois Ban maa ngi lay ziar. waaw ñu ngi lay félicité. si. waaw ñu ngi lay félicité ci loolu moom leen di naan li ñu fàng kenn du ko jeex ñu ngi lay félicité di ziar Ndiaye bu baax a baax di kontaan ci moom di ziar waa réew mi ak waa bitim réew di leen wax yàlla na ngeen am jàmm Ndiaye yàlla na nga am jàmm. amiin waay Aba yàlla na nga am jàmm. amiin yaa rabbi ñi déglu yàlla nañu am jàmm. amiin ñi dégluwul yàlla nañu am jàmm. amiin ñi nelaw suñu yeewoo yàlla nañu am jàmm. amiin. na ñëpp am jàmm. amiin. am wërsëg ami koppar am sutura yal na yàlla def sutura ci réew mi def ko ci nit ñi def ko ci kilifa diine yi def ko ci kilifa aada yi def ko ci ñiy def revue de presse def ko ci ñi animateurs yi def ko ci techniciens yi def ko ci journalistes def ko ci commerçants yi ak chauffeurs yi ñëpp. Baan mais ñu yeggal émission bi. waaw doo bàyyi ma waaw ñaan mais non li ngay ñaan baax na mais Baan boo ne yàlla na ñëpp am jàmm mooy wax ju jeex. yàlla na ñëpp am jàmm mooy wax ju jeex. te tey boo nee ouvrier yàlla def ci waa journaliste Aba Show mais sax. ma yeggale boobu. baax na foofu moom baax na moom. ayca Baan mën ngaa yeggal fi nga nekk nii moom baax na. baax na de waaw Aba Show ñëpp yàlla nañu am jàmm. miin yaa rabbi. waaw Aba Show baax na ñëpp moom waaye yàlla insister ci loolu insister foofu yàlla nañu am jàmm. insister foofu. waaw kon doxalal. maa ngi lay ziar Ndiaye. maa ngi lay delloo siyaar bu baax. mbaa mu ngi dox. waaw ñoo ngi sant maa ngi gërëm waa Sénégal maa ngi nuyu Mamadou Ndoye Bane. waaw. gërëm waa Sénégal nag doublement ndax xam nga yow buñ la tànnee sargal la c'est-à-dire que ñun lañ ko defal. li rey gor nag lañ la teg. mooy yaa fi mën. xam nga yaa fi mën moom Aba. wala yow la ñu tànn. sas nan la de. la ko yàlla woyofalal. miin yaa rabbi. boo foo léewoot ak ñoom rek. sas nan la de. ñu ne daan nga leen. miin yaa rabbi. loolu moom dama te muy sa njiglaay nag. amiin loolu moom laa lay ñaanal. ci barke Maam Saliou mi nga xam ne man. moom laa yaakaar. miin yaa rabbi. nuyu waa Sénégal yëpp. góorgóorlu rek. ah. gi nga jour bi ma njëkkee jot benn prix ñu woo ma fële ci benn hôtel de la place ñu woo fa animateur yëpp ñu lim ni Mamadou Ndoye Bane dañ ma faloon citoyen modèle jour boobu dama doon lox maanaam da nga doon lox moom ce qui veut dire que yow à partir ngay jox jour bi ngay jot trophée bi tey jii ak li ci des yow waratoo ciy def erreur. dootoo cee juum. jour boobu dama tiit goo xam mënul ñàkk moom. voilà mënul ñàkk da ngay naan kay. nga bàyyi xel rek nga gën a bàyyi xel sa bopp. voilà donc félicitations. c'est-à-dire li tax ba nga doon li nga doon daal. bul ko sàggane. dëgg la li saay bi di wax Cheikh Diallo nee na li tax ba nga gën ko warutoon a gën loolu sang la. donc bàyyi ko xel. nga koy jaamu. oui ma waaw. boobu ba léegi waa Sénégal dañ mooy laaj nee nañ ma dañuy dégg ñu naan Tamil Touch. mooy lan waaw. application mobile la boo xam ne Banque islamique du Sénégal moo ko indi. waaw mu leer. ngir ñi nga xam ne dañoo am compte ci banque bi. waaw. à partir seen téléphone bu ñu demee ci Apple ci Play Store wala Apple Store ñu mën a télécharger application bi. di mën di gérer seen compte ci seen téléphone portable xam virement yi ni muy demee xam solde bi xam mën di ci fay courant mën di ci fay ndox mën di ci jënd crédit mais également di def seen ay virement ci banque bi ñu nekk ak banque yi nekk ci banque UEMOA yi loolu noonu mooy Tambil Touch sa compte mën nga di ko xoolal sa bopp di ko gérer sa bopp dara du la ci ump di ci informé wu. mën également di ci envoyer xaalis mais également di ci jot xaalis ERFA gaamu téléphone boobu léegi Passepartout nee nañ ma gars yi dañu woote 157 17 pour di xam ana fan lañ ko mën a amee mais bala ñuy dem foofu ba léegi ñu jeexalee ak ERFA Halo 3 Pro bi nga xamante ne ji moom laa leen doon baaxee pendant une semaine dinaa leen ko wax ngeen xam njëriñ li muy téléphone conçu pour les professionnels ak qualité écran bu mucc ayib 6,53%. 6,53 pouces bi ci la toll 32 giga mémoire RAM 3 giga mais batterie 3800 milliampères ngir mu mën a yàgg. connexion automatique lañ ko liggéeyee boo duggee fu am connexion dafay connecté boppam. empreinte digitale moo koy tijji mais également yomb la def parce que 59 000 lay jar. maanaam 60 000 yi sax matul ñu garanti la ko 12 mois ba pare day am service après vente yéen ñi dëkk Grand Yoff bëgg ko dem leen seeti Mor Ndiaye espace phone wala Touba mobile télécommunication bu fekkee da ngeen nekk Pikine Tali bu mag SCS en face SGBS bi mën ngeen ko fam Parcelles Assainies boutique Orange kër Soxna May Kabir
ca case ba mais également Carrefour des services jàkkaarloo ak Brioche Dorée bi loolu mooy téléphone Erfa Allo 3 Pro bi. Perfectement lay jeexalee nga xam ne gaam la boo xamante ne loo fi liggéey Sénégal ñu ne la des na parce que gaam bi dafa amal njëriñ waa Sénégal Uniparco cosmétique moo ñu ko indil defar ko uniquement pour sportif yi ak góor ñi nga xamante ne dañu njaxlaf. di leen protéger ci rayon solaire ndax dañ ko liggéeyal ak lii di SPF 15 loolu lu am solo la ci produit bi. ñaari gel de douche ak ñetti eau de Cologne. muy gamme complet boo xamante ne ji. Uniparco cosmétique moo ñu ko indil Perfectement. waaw loolu fort na. c'est fort ah. am na solo. yooyu war nañ laa jox raaye de. am na solo am na solo. yooyu kuñ war a joxu raaye nga. tënk gi am na solo ma ne ko tënk gi am na solo lool. baan yow amoon na benn xalaas bu ñu fi tegoon bu jóge woon Thiès boori Pout. ku ñu doon wax Sidi Faye nekkoon Allemagne amoon feebaru xel daal bu jaxasoo fa woon daal ba gars yi doon ko jàppale yaa ngi koy yéen a ngi koy fàttaliku léegi nag bi ñu ko defee xalaas dafa amoon suñu ay partenaires yoo xam ni waa Fonza mooy ñooñu nekk Allemagne te def benn association pour sénégalais bu am problème ñu jàppale la génne la ci ku dee la ñu fexe noo ñëwee. ñu la indee waa Fonza. ñooñu lañ leen laa jokkoon jox leen dossier bi ñu toppatoo ko ba indi Sidi ñëw na démb xaw ma barki démb ci guddi. ñibbisi waaw te yaayam doon wax naan lu mu fa liggéey. yàlla bu mu barkeel su fekkee ñibbisi woon nangama parce que moom dong la yaay ji am. yaay ji jaaxle woon trop ba demoon seet Cheikh Anta léegi élément bi ñu ko joxee waa Fonza toppatoo nañ ko ba indi xale ba indi waa ji démb boole koog benn médecin bee ko indi ba fii ñu jébbal ko teg ko ci loxoy parents yi. macha allah voilà. alhamdulilah. loolu dañ ciy sant bu baax a baax. xam nga xalaas bi ñuy doore. bala ngay ñëw xalaas bi ñuy dooree. xaaral rek Mamadou Aliou bii nii. xalaas moom loolu dafa décédé démb. ci hôpital polyclinique gii. te xamuñu ko. kenn xamul kee ay mbokkam Mamadou Aliou Sidibé judd 1970 ci Rufisque waaw mi ngi gaañu ci bërki démb fii nii alxames fii ci hôpital polyclinique dafa feebaroon benn paa indi ko fa dafa ñëw rek affaire bi hôpital polyclinique mooy hôpital bi nekk booru poste Médine voilà c'est ça il paraît que daal mi Kër Massar la dëkkoon am ay parents fële ca Malika ku ci bëgg am ay renseignement nga dem fii ci hôpital polyclinique bu Dakar très bien waaw leer na xale bu jigéen bi xam nga lan moo ko dal. lu ko dal Ndiaye. daa jugee seen kër ay guddi bon am na doom bu am 6 mois. mu jugee seen kër ay guddi ne day seetaani télé. fu mu dëkk moom. Kaolack. mais xam nga seetaanum télé mi fu mu mujjee. ci ni mu wax. waaw déglu ko. démb si guddi damaa jógoon suñu kër di dem di seetaani télé après sama yaay ne ma yóbbuwaale sa doom bi mu ne ko déedéet bàyyi ko fa après si kanam bi dinaa ko jël si konk day nelaw mu ne ma yóbbu ko rek mun naa amu yeewu si diggante bi ma ne ko bàyyil ma dem après bi ma demee ma ànd ak suñu kër la dëkk sax benn xale bu jigéen ma ànd ak moom kër ñoom bintu di seetaan télé ba ci yàgg ma ne sama xarit bi xaaral ma dem seet sama doom bi ndax yaakaar naa ne yeewu na ma jóge foofu noonu di dem ma ñëw ba ci marché bi noonu ma fekk foofu ñaari grand ñu ngi taxaw ñu yore seen moto Lifan ñu ne ma xam nga fan la ñuy coller panneau moto yi ma ne leen coller ki fi nekkoon ci arrêt bi de moom instant guddi na day fekk mu tëj mais xaaral ma woon leen benn kii nii defarkatu pono bi ma leen di joxoon noonu defarkatu pono bi après ci lañ ma jël xaw ma nan leen ma def ba kii yem ma ci seen moto après ñu yóbbu ma. nga tàggoo sago. waaw après ñu yóbbu ma ci benn àll ñu teg ma foofu di ma def lu leen neex ba ma yeewu noonu ba ma yeewoo daal di leen gis benn kii yuuxu naa benn yoon sax benn grand bi daal di ma mbéj ma noppi après. sonal nañ la ci guddi gi daal. dañu nekkoon di tëdd ak man ku pare jox sa morom ba ay 5 heures yooyu laa rëcc mais bi ma doon daw sax maa ngi dégg si pistolet yi ci kaw mais terul ma taxaw maa ngi daw ma ñëw ba ci pegg tali bi ma génn noonu ci pegg tali bi ci laa dégg balaa may génn ci tali bi dégg naa benn moto ci laa bippé sama mag bi mu woo ma bi ma woowee ma ne ko j'espère que benn moto laa fi dégg de mu ne ma da ngay jéem a daw rek xool mun naa am nga gis fa ay kër wala nga gis borom moto bi may daw noonu ba génn si pegg tali bi ci laa arrêté benn grand xale la nii sax ma arrêté ko mu ne ma yow foo jëm ma ne ko man daabal laa jëm doo ma yóbbaale mu ne ma am nga 2500 ma ne ko déedéet aw ma 2500 yóbbaale ma rek te yàlla tax yoruma dara mu ne ma est-ce que su ma la yóbbee du ma am problème ma ne ko déedéet ci la ma jël indi ma. xàmmeewu leen. déedéet xaw ma leen de ndax mosuma leen gis seen kanam yi sax gisuma ko. dañoo mas ko. léegi lan ngay wax sa moromu jigéen ñi. maa ngi leen di xamal daal bu ñuy dem nañ bàyyi xel bu baax ci lu ñuy dem ndaxte nga gis benn moto te xamoo ko mosoo kaa gis wala oto mu arrêté la nga taxaw wóorul. man moom léegi dama maanu. waaw man léegi dootuma wax sama xalaat de da ngay wax sa xalaat ñu ne daa àtte te man sama xalaat rek laa wax. luy sa xalaat sama xalaat naa ci de. loo xalaat. waaw man daal xalaat naa ci. ni nga amee xalaat Fatou Faye mii déglu noonu amee xalaat. waaw
Modou Loum miy déglu noonu laa amee xalaat. waaw yow jox ñu sa xalaat. ci élément bi jàll. am na wala dafa am loo koy xelal wala looy xelal moromam yi. également ñu ngi déglu. dama koy wax ni rek na bàyyiwaat xel bu baax a baax buy demati ëllëg di dem di seetaani ay télé yooyu na bàyyi xel te seen waa kër tamit nan bàyyi xel bu baax waaw histoire bi même bu dee moom day wax histoire bi du lépp la ñu wax. waaw dana sàcc film foog naa ni waaw moom am na lu mu sàcc. yow loo koy xelal. ah lu koy xel na góorgóorlu rek benn yoon mu gën a vigilante rek waaw loolu rek ci sama xalaat. na muñ rek. na muñ yàlla na ko yàlla dimbali. mbokk yi tamit moo ñu jéem a bàyyi xel xale yi. prochainement aussi mu seet lay wu gën a jub. waaw Ndiaye bàyyil sa bopp waaye Ndiaye. mais ban. nee na gars yi dañoo masque woon. yow nit ñu masque nu ñuy taxawee di la laaj fu ñuy defaree pën nga leen koy wax ak seen masque. doo daw. juum de. moo tax ma ne nay seet wa lay wu gën a kii. non doy na waar daal. beneen bi ci topp mooy. ko yàlla dimbali rek. nu la ay nit mën a jàppee yóbbu la ci àll def la lañ la def pare balaak sa téléphone nga génn am loo bippé. waaw am loo bippé ba pare ngay génn di wax yow. di mën a wooteeg yooyu. yàlla rek xam yàlla nee na dafa ànd ak nit dem seetaani télé ba fa kooku ne ko damay dem xooli sama doom donc moom elle est ressortie toute seule. waaw. c'est que histoire bi dafa bari yoo xam ni tey jii bu demoon ci yoon moom duñ ko gaaw bàyyi. am dinañ ko téye daal di continuer seen enquête. xam nga boo dee wax pour nit ñi yeewu da nga leen di wax lu wér. très moom ba élément bi xëy na lim ci jublu bokk na ci nit ñi yeewu. yéen nit ñi. mais am loo xam ne day gën a nelawal nit ñi. en tout cas daal réer gi ci dëkk bi. nit ñi yeewoogun de. na ci nit ñi bàyyi xel Ndiaye yàgg naa leen wax jamono. beneen problème bi mooy noo mën a nekkee jigéen am doom ju am 6 mois ne ko fu ñukk naa da ngay seetaani ji télé. te am nga doom. te ka ca télé bay wax ca télé ba moo xam day def Abba Show moo xam day def Dakar ne dort plus daa yeetali doomam ba ñu nelaw muy soog a dem di liggéey. yow nga ba fa sa doom yow dem di ko seetaani ji. Ndiaye daal man li doom bu am 6 mois. Ndiaye réer gi ci dëkk bi. yàgg naa leen ko wax xale bu jigéen bu am 10 ans wala 15 ans. yàgg nga ko wax jëm kaw réer jëm kaw 15 ans jëm kaw. suñ dee 10 ñu réer 8 yi réeruñu fa ñu ne ñoo fa yóbbu seen bopp ñoo fa téye seen bopp. lii ma lay wax kay moom sama wax ja ma doon wax jallu muus la. moom laa di waxaati réeruñu. dafa xaw a doy waar nag Ibrahima Diame demal nga laajalaatal ma femme bi. réeruñu de. parce que déjà ñaari waxambaane ku ñu jàpp. def la li ñu lay def. nga mën a daw ba rëcc leen. waaw yéeme na de. Ndiaye. ban. déglul waa xale bi fi mu jaar ak papaam ak yaayam dem Amérique ba ñëw ak li muy laaj jigéen la nag. ndaxte dafay bëgg am jëkkër. te nee na ndax suñ ko dee mayee papaam bii nga xam ni musu koo toppatoo ci dara. di dara. nee na hors mariage yu dudd. papaam bi nga xam ne moom moo ko reconnaître ci ay këyit. musu koo toppatoo ci dara même lu dul mbuusu meewu juróom. musu ko koo jëndal. te papaam dëggantaan la. waaw suñ ko demee ba koy mayee mu war ko am jëkkër li gars yi wax naan ku sa bàyyi du dund keneen amul droit maye la. est-ce que kooku mën na koo maye wala mu ay ndijaayam yi ko yar. maamam ji ko yar yaayam ji ko yar ba mu yegg fii ba toll yenn niveau yi est-ce que kooku mën na koo maye ci diine. élément bi bu dee dañ koy teg di ko déglu man SMS yi man SMS yi ñu may envoyé man ci laay xool ndax kii mën na koo mayam déet parce que léegi xam naa SMS yi commencé dal. Man, je suis née hors mariage, quoi. Je suis née hors mariage, mais Théoul, mon père m'a reconnu comme étant son enfant, parce qu'il a un extrait de naissance, tous les papiers de naissance, quoi, j'en ai eu. Bon, man, bi ma nekkee bébé, c'est mon papa dans le de ma fête, bi ma nekkee xale ba ma commencé am ay 2 ans. Donc, il a eu un certain problème avec ma mère, tu vois. Après, sama yaay dàq ko. Bi ma màggee nag, xam naa ni que kii mooy sama papa parce que il n'habite pas loin. D'ailleurs je connais ses enfants xam naa quelque si ay doomam te maa ngi moom dañu ñëw comme 2 gouttes d'eau on se ressemble te doom yi sax laa gën a ñuróol que moom. J'ai essayé j'ai tout fait pour tenter pour am ak moom relation mais comme il reculait ma téye sama bopp man tamit tu vois parce que à chaque fois dama doon dégg ñu naan barke baay sa baay su la ñaanul lii tal lii wala lii donc loolu laa jàppoon quoi ay choses sénégalaises yu ñuy wax et que ma foogoon ni que loolu moo nekk réalité. Par contre bi may jéem a am relation ak moom vu qu'il hésitait même s'il n'était pas marié il n'est pas marié là actuellement vu qu'il reculait man tamit ma bàyyi mu sedd mais teewul xam naa doom ñoom xam nañu que
man seen mag la parce que ñoom moom seen papa wax na leen que man moo ma jur et que man seen mag la genre ça le dérange quoi ça le dérange ba tax su ma remettee doom mi seen kanam sax je dis juste bonjour après ma jàll bi ma taxaw di jàmm sant wala quoi que ce soit bon moom su ma koy nuyu ça fait 2 ans que su ma ko rombee du ma ko nuyu du ma xool du ma ko def dara parce que premièrement ça a commencé dama soxla woon papier dama soxla woon pièce d'identité photocopie juste photocopie parce que dama waroon voyager dama waroon dem jàngi Europe mais il avait strictement refusé de me donner sa pièce d'identité soi-disant parce que dafa am xaalis machallah parce que dañ ko ne que kii soo ko joxee sa pièce d'identité mën na laaj dara tribunal wala genre pour am sa xaalis wala genre boobu noonu quoi mais ñun daf ñu nekk amul pièce d'identité moo loolu c'est faux un homme d'affaires de son genre am ay kër yu dul jeex mu ne amul pièce d'identité c'est faux c'est pas vrai j'ai attendu d'avoir 18 ans pour ma mën a voyager donc quand j'ai eu mon bac je suis allée aux États-Unis si laa ko gëjoon gis ba ma quitté fii dem États-Unis bi ma demee ma am fa 2 ans après teewul at bu jot dama doon ñëw vacances passé fii 15 jours à 1 mois et ba léegi nii ma nekkaat Sénégal dama koy gis mais très rarement parce que nii dafa mel ni ku wéru benn affaire moo ma jaaxal parce que damay dégg à chaque fois surtout je l'ai vu dans une série sénégalaise ñu ne nit sa papa suy dund su fekkee ne da nga am jëkkër alors que sa papa su la mayewul say bu du dagan quoi loolu la ñu wax dañu ne sa papa su la mayewul say bi du dagan tout ça man je grandis genre dama ragal parce que à chaque fois loolu la ñuy wax te man jullit laa dama jàng naa Alxuraan sama yaay defal na ma lépp lu ma war a defal j'ai eu tout ce dont un enfant avait besoin pour être heureux man je l'ai eu bi ma amee bac dem naa jàngi États-Unis j'ai été dans les meilleures écoles de Dakar école yi ma jàngee sax moo gën a cher gën a taxaw école yi doom sama papa jàngee j'ai été dans les meilleures conditions que moom ay doomam donc j'ai rien à leur envier quoi donc musuma fayal école musuma xalaat fu mu yëkkatee dara jox ma ko wala mu yëkkati dara jox ko sama yaay alors que ma mère était très jeune il est 10 fois plus âgé que ma mère mais sama yaay teewul musul daw elle s'est toujours bien occupée de moi pareil samay maam pareil ma nekk sama kër maam ak sama yaay tout ça ba ma mère elle s'est remariée il y a longtemps aw ma nag rak aw ma beneen rak man rek la sama yaay am d'une part musuma mere sama yaay parce que aw ma relation ak sama papa wala parce que papa manqué na ma wala dara non musuma toog ba xalaat naan man j'ai besoin de mon père wala ceci wala cela non sama yaay laa xam mooy sama yaay mooy sama papa mooy sama lépp ba nii may def sax bëgguma mu xam ni que man la parce que bëgguma mu am quelconque sentiment de regret wala muy rus wala dara quoi parce que man je suis fière d'elle am na ay cas d'exception yoo xam ni que mën na nekk par exemple comme sama papa ni ma toppatoolee xaw ma ko màgguma ak moom yaruma musuma dundal amul benn responsabilité si man tu vois il n'a jamais été un père je veux dire quoi c'est mon géniteur mais il n'a jamais été père donc dama bëgg xam loolu su fekkee ne c'est valable parce que j'ai peur même nii kenn su ñëwee di ma aborder wala dara j'ai peur parce que à chaque fois loolu laa jàpp sama bopp soit comme li ñuy wax islam su fekkee ne da nga maye jigéen alors que papaam d'accord sëy bi islam du ko valider donc dama bëgg xam ndax am na ay cas d'exception comme sama cas nga xam ni sama couche musul jar sama xaalisu papa musuma fàttaliku fu mu ñëwee seet ma que ma feebar que may jàngi que lu nekk daal moom musul assister samay moments de bonheur comme de tristesse bon dama doon laaj su fekkee ni cas boobu noonu islam nekk na exception islam wala ni samay nijaay yi ma yar bi ma juddoo ba tey ak sama maam bu góor ñoom suñu ma mayee bés est-ce que islam dina valider sëy boobu oui ou non Oustaz Ndiaye. dana laaj de. kon dana rafet dégg loo xam. Oustaz Ndiaye yow la réew mi déglu. dana laaj de. xam nga man mbir moom bu ci diine duggee. dama ci dul sori. Ndiaye. ndax fii xam-xam boo joxee di toog na ci ruqam yor bu ko gën a. Ndiaye.
ñii njàng mi lañu yor ñii njàng mi lañu yor. donc moo tax du ma bëgg mu fay wax luñ may amee fii ba vendredi. Njaay ban booy bi de nit moom dafa judd hors mariage. booy bi su papaam faatu woon tey jii du ko doontu. du doonu papaam. je pense que tax ci dolli papaam amul taxawaayu bàyyi ca commencement ba film nii. ba suñ jon yàlla tey. waaw kon man diine yi Ndoye Bane li may wax nag ça n'engage que moi sama xalaat la. Ndoye da nga am yow Ndoye da nga yor diine. waaw sama xalaat la man ak samay taalibe. man jox naa ko ndigal na ko yaayam ak maamam ña ko yar maye papaam amu ci benn responsabilité. parce que dafa daw ay responsabilités am dès le début. ànd na ak yow. même su fekkoon moo ko jur ci faratas yàlla sunna su Muhammad sax. te taxawaayu papa taxawaayu responsable booy bi suñu demee ba ca kanam ñu war ko maye taxawaayu responsable su fekkoon yaa ngi koy dundal di ko jëndal course di ko éduquer utal ko turu baax teg ko ci yoon ba mu nekk majeur kooku mooy papa kooku mooy bàyyi waaye koo xam ne yow ba xale bi ne potu juddu ca nga daw booy bi su ñëwee di ñëw ngay daw say responsable ci côté yépp kooku tamit. d'accord mais ban. waaw man ànduma ak yow yak say taalibe. waaw d'accord amul problème. yow waxal yow li sa daayira wax. mbonn ku waajur doom du ko lijjanti. waaw. erreur monumentale la. waaw. mbonn ku waajur. waaw doom du ko lijjanti. waaw est-ce que daf koo lijjanti. non li muy def nii. c'est-à-dire bu demee bay mettre en cause. waaw ndax papaam am na responsabilité maye ko ou pas. waaw. xam nga bu ne woon papaam nangu koo maye. waaw wala xamul fu papa ji nekk. waaw wala gis ko mais dane. papa ji musul yëg ni mi ngi dund. waaw mais moom yëg na ne bàyyi ma ngi dund. waaw mais du mais Ndiaye te doomu aadama yaay cëral sa bopp baan. mais Ndiaye ban waay waa ji koy bëgg. waaw daa ànd ak baayam. mais Ndiaye ak yaayam. mais Ndiaye ànd ak ki mbokkam ñëw di bëgg xale bu jigéen. mais Ndiaye moom su beddee baayam. de bàyyi ma ko beddi nag. mais Ndiaye peu importe. bàyyi ma ko beddi mais Ndiaye yow ban waajur nga woowee waajuru bon yow ponugu waajur ban waajur la waajur xanaa muy toppatoo ay doomam di juum ak yooyu nga ni ay doomam war ñoo toppatoo mais waajur bu lijjantiwul doomam kooku xanaa kay dañ koy bañ a wax rek mais kooku ëpp naa woowee waajur sax. xam nga kooku àtteem diggam ak yàlla la moom bala muy am lanteeg sunu borom moom diggam ak waajuram li ko war na ko def bàyyi ma ngi dund na dem xooli ko wax ko ne du ma bëgg a sëy dama bëgg nga maye ma. bu papaam bañee nag. voilà beneen affaire lay doon mu dem ci ñi ko yar mais comme papaam a ngi dund et puis jox ko cër bi gis nga li muy wax nii. waaw. fii ak 20 ans du am même discours bi. lu tax nag wéq na doom jawaay bañu ko. da ko tëjee ko sax. waaw d'accord mais li tax xëy na mu bañoon ko wan ko ginnaaw toppatoo wu ko bëgg koo topp te am na lu tax. ok yow mais yow papa ji amul jabar ba léegi. non kon yow bu dee maa ngi lay dégg. papa ji c'est un millionnaire bu ne ci dëkk bi lambar lambar. d'accord naa lu lépp am na mais pour moom mu mën a protéger bu dee boppam. Ndiaye maa ngi lay dégg. waaw da nga nekk di sensibiliser nii di non abandonné sa doom amul yaa ngi problème. rééduquer waat xale yi pour ñu bañ a topp seen i waajur parce que mais Exactement. accepté nga ni parent bi amul dëgg. te bu dee li mu wax dëgg la. waaw parent bi amul dëgg. kon baax na. kon jeex na. mais kon ak ànd nu ak mu yow. ci mën di mel. waay baayam la. kon te sama baay du baayu baan du baayam la moom. waaw bàyyi moom d'accord bàyyi bu daw ay responsabilités am. kon xale bi baay bi bu dawoon ni responsabilité am booy bi du juddu. waa déedéet déglu ma booy bi su dawoon ay. responsabilité am. waaw booy bi du juddu. booy bi daa war a judd. lu tax du juddu. waa jeex na. yaa loxo yàlla la nekk ci loxo yàlla la nekk. mais faxasal mu root moom boo ko déggee rek takku ca woon. dama ni. booy bii xool fam ñu jëme. booy bii xool fam ñu jëme. gis nga leen laa la bëgg a xamal. wax doom joo xam ne wóor na ni kii du la doondu. fii Sénégal dañ naan ko doo doondu benn yoon. booy bi na dem yaay maye ko. ak indi jaayam ñi ko yoroon. loolu wax ju yàqu la. diw du ñoo doon nañ ko daa maye fekk bindoo balaa ngay dee rek. man léegi yow kon kii dafa war a toog di xaar baayam. même bu dee mënu wut baayam te mënu koo jot dafa war a xaar baayam ba bàyyi gi ne ko waaw. non ñu soog ko déedéet maye wala. mais bu ko bàyyi waxul baay mais na dem ba mu dugg ci nopp baayam ci ne damay sëy diw laa bëgg dama bëgg nga maye ma. kon daal moom li nga xam bu ne bañee moom la war moom moo ko jaanam war wàcc mu na dem def ko. bu nangoo. dëgg na diggante ba dox affaire rafet. dëgg la waaw mais dañuy ndax suñ ko mayee sëy ba dagan na la. buñ ko may tant que baayam a ngi dund. na dem xooli baayam ba. waaye mais du bàyyi boobu ban façon bàyyi invisible la. Bàyyi camp libre penalty yi ñu ko teg ko ñu war koo dóor góol ba newu fa. bàyyi moo war a nekk góol ba góolul. dóor mu dugg. mais baayam ba muy dóori penalty moom juddoogul woon ban bàyyi loolu. yaa yi dañ déglu ca kee ndaw si li ko dal. keroog yaa ngi fàttali ko bi ma ñëwee sa kër ba nga jox ma affiche boobu naan dafa am ku soxla gérante boutique yooyu noonu ba nga jox ma numéro bi. yow daal nit ki dama ko woo après mu ne ma on se donne rendez-vous le mercredi à 6h30 VDN Sacré-Cœur 3 am na benn kër bu fa nekk
ñu bind foofu destination succès foofu nag yow nit ka daal foofu la ma dugal bi ma demee woo ko mu naan ma waa léegi dugal ci biir maa ngi ñëw nga xaar ma nga assister séance ma ne ko séance de quoi puisque da nga soxla gérante boutique léegi du coup lan laay def fii mu ne ma laajteel ku tudd Hervé dina la dalal léegi affaire bi bizarre xam nga ma waat ko ma ne ko moi je ne comprends pas mu ne ma s'il te plaît madame dugal rek après kooku mu ngi lay dalal sama collègue la maa ngi ñëw léegi bi ma duggee léegi ñu dalal ma soi-disant da ngay def la queue pour entrer dans la salle quoi xam nga léegi ma ne moi je ne comprends plus léegi nag ki ma doon dalal naan ma léegi yow soo duggee affaire genre commerce lañ lay expliquer c'est très intéressant affaire ma ne ko non moi j'ai fait ma formation instant bi dama nekk ci déposé léegi toogaay kër gi moom lay bañ moo tax comme kii dafa ne gérante boutique la soxla moo tax ma ne xaar ma ñëw fii xam nga mu ne ma non entre après on va t'expliquer xam nga léegi man ku ma laajte foofu mu ne ma c'est la première fois dañ maa invité ku ma laajte mu ne ma c'est la première fois dañ maa invité ne nañ ma affaire commerce la daal xam nga ay da ngay jaay ay garab genre affaire yooyu na mais comme moi j'ai fait la délégation médicale ma ne kon loolu opportunité la comme affaire de garab la xam nga comme délégué laa def genre xam naa dinaa si mën a lii léegi ma topp rang bi sooy dugg ci biir am na ki ngay jot ci buntu bi mu ne la fayal sa téléphone ma ne ko lan moo tax may fayal sama téléphone puisque dama am rendez-vous léegi su ma fayal sama téléphone nit ki su ñëwee su ma woowee naka la may jotee mu ne ma déedéet léegi kon woo ko léegi bi ma woowee daam bi ne ma waa sooy dugg da ngay fay sa téléphone ma ne ko yow xanaa affaire bi nekkatul entretien ana entretien ak fay téléphone kanamu nit ki ma def sama téléphone sous silencieux fay ko booy duggaat ci salle bi encore am na kuy surveiller waat ba xam ndax sa téléphone bi fay nañ ko affaire bu luus yaa ngi dégg ma def na soo duggee ci biir dañoo mel ni comme yow sooy def examen bac ñun lay surveiller noonu lañ lay surveiller tu n'as pas droit à bouger yaa ngi may dégg de ñu toog man bi ma duggee càkk rek xam nga lu ma fa gis léegi nag signe ba xam nga mooy lan tànk benn tànk lañ fa ne ñëpp mooy signe ba maanaam fi mu demoon ñoom seen logo benn tànk doomu aadama la léegi ba mu fa duggee bañ fayloo ko téléphone am de tànk rek ngay daw ma ne bañ fa duggee ba fayloo ko téléphone am waaw ak fa mu mujj gaañi waaw suba inshallah mais sa waa ji lu muy daw tànk bee ko ndax